mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dalee nag jàmm ci xibaar digg bëccëg gi li ci gën a fës mu bokk ci luy jëm ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr manifesté yi nga xam ne nag amaloon nañu ko fële ci Ziguinchor amoon ay ndaw yoo xamante ni jàppoon nañu leen fu mu ne ni nag ñu nga ca kaso ba ndaw yooyee nag gis ne daal mënatuñoo muñu waa lu ñu des lu ni mel tax nag ba daal dinañu sumb ab xiifal bëgg nag ñu daal leen bàyyi ci nu mu gën a gaawee seen ay ñun tamit dajeek taskatu xabaar yi di sàkku ci ñoom ñu bàyyi leen ci nu mu gën a gaawee ci jafe-jafe yooyu nga xam te ni ñu ngi koy jànkonteel ndax nag njiitu réew mi waxoon na ne dina leen bàyyi di ab dige boo xam te ni digoon na ko kii di xalif généralu murit yi nañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi. ci dibeer giilee mouvement ànd sàmm jikko yi fas nañu yéene daal di wàcc si mbedd mi ñoom nag la ñu naqari moom mooy mbirum góor jigéen nga xam ne ni nemmeeku nañu ko ci réew bëgguñu benn yoon li nga xam ne ni moom mooy mbirum góor jigéen daal di fi nag doxee tax nag ba ab pétition daal nañu ko wëyal wala sax teg ngir ñu daal di criminaliser li nga xam te ni moo di wàllum góor jigéen maanaam góor ñaari tur yi ci Sénégal ngir mu woon fee jóge ba faw nañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi. ñu wax nag ci lu jëm ci diggante chauffeur taxi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy car rapide yi bus tata dem dikk yeeg ñoom ñëpp nag fu mu ne nii seen maanaam dajaloo ci mbedd ci yoon bi day faral di am ak cëppacaxoo yenn saay sax ñu laalanteeg lu ni mel tax nag ba ab reportage bi yaatu defal nañu ko si ci ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk yoon bi tali bi dem di dikk di faral di daje ñoom car rapide yeeg dem dikk yi ak ñi nga xam te ni ñoom ñooy tata yi nan la ñuy doxalee ba mën a ku nekk mën a def sa liggéey ci nu mu gën a rafetee nañ ci ñëw ci biir jotaayu xabaar yi ak reportage bu yaatu fi ñu suñu naataangoo defal ñu daal di ci toftal li ci yéenekaay ñu xëyandoo mbokk yi léegi fi gën a fës léegi-léegi ñëwaat yéen ci faram-fàccee gi. Ziguinchor lañu jëm ak ñi nga xam te ni ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko am na nag ñoo xam te ni jotoon nañu leen teg loxo gannaaw manifester ñooñee nag ba léegi ñu nga ca kaso ba doontele sax kii di njiitu réew mi ki daal dina joxoon ab dige wala sax waxoon na ne daal dinañu leen bàyyi ba ñu ñibbi seeni ay kër loolee nag mu diggoon ko kii di xalif généralu murit yi waaye ba léegi France daal di xiddeem tax nag ba ndaw yooyee daal door nañu li nga xam ne moo di ab xiifal kenn ci ñoom bokk ci ñi nga xam te ni ñoom ñooy waa militant Pastef yi di seen ni ay ñooñ dajeek taskatu xabaar yi kii di Aïda Bodian moo ci yëkkati ay kàddu ñu teewlu ko ak Amady Khalilou Diémé. li tax ñu tëj xale yi nga xamante ne defuñu dara génn manifester rek ñu tëj leen ñi bàyyi ñi nga xamante ne dañu faat ay bakkan donc ñun tey moo waral ñu génn di naqarlu loolu Macky Sall ay élément am amul lu ñu deful dañuy menacer nit ñi de mort xew na fi te kenn réagirul rey nañ fi ay nit kenn réagirul Guy Marius Sagna bu yàggul dara dañ ko agressé ci parce que dafa génn di manifester loo xamante ne lu jaaduwul ci dëkk bi ñu agressé ko ci kanam ay force de l'ordre te loolu amul resta reste bu nekk loo xamante ne lu kenn topp ko te kenn amul kenn koo xamante dañ ko ci punir voilà donc voilà ñooñu may wax ni ki ñëpp ñuy def loolu kenn topp leen ci dara ñu ngi nelaw normal nekk seen kër kenn topp leen lenn li mooy dañu gis ni dans un pays boo xamante ne nit ñi la justice dafa nekk à deux vitesses dañu gis ni affaire yi kumba bu am ndey la ak kumba bu amul ndey parce que nag déw dina def ay njombe teg dara di ko ci fekk kii nga xamante ne dafa jóg manifester wu loo xamante ne lu ko naxari ñu jàpp ko tëj ko donc loolu la ñu constaté ci suñu dëkk te pourtant ñun ñëpp ay sénégalais lañu. ñuy woote suñu autorité compétent yi ñu libéré xale yi nu ñu gën a gaawee sinon ñun duñu des gannaaw. ñu ngi naxarlu les problèmes fonciers fii ci Ziguinchor problème foncier nekk na loo xamante ne lu Ziguinchor waaye di dund mu doon loo xamante ne lu metti ci wàllu woowu la ñuy des mu mel ni nag ki nga xam ne ni mooy di njiitu réew mi Macky Sall ak xalif généralu murit yi
diisoo nañu ci gaaw gi ndax ab seet si la def ci guddi gi ci diggante moom di Macky Sall ak kii di xalif général Mouride nag waxtaan nañ jëm ci incident yooyu nga xam te ni amoon nañu ci mars bi ñu weesu si diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñu teewlu ci Modou Matar Sarr. président de la république Macky Sall ñëwoon ci Touba seet si xalif général des Mourides Sëñ Mountakha Bachir Mbacké ci xibaar yi nga xam ne jox nañ ñu ko nag wax nañu ne moom président de la république Macky Sall àndul woon ak délégation bu rëy mu ngi yegsi ci dëkk bu sell bi di Touba ci boori 23h bi mu desee ay simili moom nag bi mu ñëwee daje na ak xalif général des Mourides Sëñ Mountakha Bachir Mbacké ci teewaay ñenn ci ay kilifa yu fekk baax ci dëkk bu sell bi di Touba kàddu yu mu yëkkati nag moom président de la république Macky Sall bokk na ci jëmale ko ci xëyum ndaw ñi xamal na xalif général des Mourides Sëñ Mountakha Bachir Mbacké tàmbali la te mbébétam moo di fexe ba ñàkkum xëy mi jeex tàkk ci biir réew mi président de la république Macky Sall yëkkati na kàddoom jëmale ko it ci daara yi nee na mbébétam moo di mu jàppale leen ndax gis na ne ñu ngi jànkoonteeg ay jafe-jafe yu tar gouvernement bu Sénégal li mu bëgg moo di fexe ba ndaw ñiy soxe ko ci daara yi bañ a tee am benn tolof-tolof bi muy jeexal ay kàddoom moom président de la république Macky Sall jaajëfal na xalif général des Mourides Sëñ Mountakha Bachir Mbacké ci taxawaayam ci liggéeyu université bi ni muy yembee te gaaw macha allah am na nag ay sujets yu bari yoo xamante ne moom président de la république Macky Sall yëkkatiwu ko bokk na ci jaamaarlo yu amoon ci biir réew mi ak chantier yi Touba ak chantier yi ñu nemmeeku ci biir Touba te ñu bari ne dafa am ay retard ci fàttali nag visite bi mu ngi amoon ci teewaayu porte parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké ministre conseiller Cheikh Abdou Bali Mbacké le maire de Touba Abdou Lahad Ka député Abdoulaye Seck Sadaga ak yeneen i kilifa yu fekk baax ci dëkk bi Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jërëjëf Mamadou Makhtar Sarr ñu wax nag ci mouvement bi nga xam ne mooy ànd sàmm jikko yi ci dibéer gi fas nañu yéene nag daal di wàcc si mbedd mi di ñaxtu la leen naqari du lenn lu dul mbirum góor jigéen nga xam ne nemmeeku nañu ko ci suñum réew te bëgg nañu nag mu dakk ci nu mu gën a gaawee bëgg nañu sax ñu jël lu ni mel daal di ko criminaliser ñu daal di ko àtteekoon képp koo xam ne nii def nga lu ni mel ñu àtte la àtte ku rey nit ñu teewlu ci ki nga xamante ni moo di Oumar Sarr kàddu ya mu dénk Théodore Semedo. marche bi li ko waral mooy parce que dañu bëgg contrecarrer agenda Nations Unies bi nga xam ni dafa bëgg fépp ci àdduna bi ñu daganal góor jigéen maanaam góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen su la neexee ñu sëy et cetera te loolu mënuñ ko nangu suñu nekkee ci réew bu tudd Sénégal nga xam ni maam Cheikh Ahmad Bamba maam El Hadj Malick maam Baye Niass góorgóorlu nañ liggéey ba saxal fi diine ba saxal fi valeur saxal fi social et cetera saxal fi sax humanisme su fekkee ne Nations Unies dafa bëgg a ñëw imposer ñu lool bu ko jaarale suñu état yi dafa jot nag peuple sénégalais bi yépp jóg ni non à l'homosexualité loolu moo tax ñu ni comme Macky Sall dafa taxawoon mu ni les homosexuels n'ont pas de problème avec l'État donc kon peuple bi na jóg wax ak Nations Unies ni leen ici au Sénégal les homosexuels ont un problème avec nous le peuple sénégalais moo tax ñu ni suba dimanche à partir de 10 heures ñun ñëpp nañu daje place de l'Obélisque nañ fa nekk plus de 3 millions de personnes jàkkaarloog opinion internationale ni leen Sénégal góor jigéen du fi amee baat ñu waxu Nations Unies ni leen ñun on est un pays souverain et indépendant te ñun suñ population bi lu ñu gëm valeur la ak diine te loolu àndul ak góor jigéen du fi mas a am du fi lambar-lambaree. moo tax tey jii ñun def nañ pétition xalif général des Mourides signé na ko sëñ Babacar Sy Mansour signé na ko sëñ Mahi Niass ñëpp signé nañ ko mais personnage politique yi benn nit pour célèbre muy Cheikh Bamba Dièye moom moo ko signé ñeneen dañ koo ragal signé lu tax parce que dañuy ragal ni lobby homosexuel yi dañ leen di tegal ay galgal wala nangam nous le déplorons vraiment loolu lu ñaaw a ñaaw la te ñun peuple bi la ñuy jiite te xam nañ ni ñun peuple bi bëgguñu góor jigéen mais ñoom ñemewuñu signé mais ñun ñoo leen di wax ni xoolal képp ku fi ñëw pour jàpp ni France moo la fi teg da nga war a dogal pour France diñ ko digaale ak ñun parce que ñun on est un peuple de valeur te on va continuer à défendre ces valeurs. jamono jooju ñu wax ci rassemblement bi nga xam ne amoon na démb ca place de l'Obélisque foofee nag ñi nga xam ne ñoom ñooy xeexali di wàllum diine ak l'islam ci réew mi daan nañu fa dajaloo ak ànd askan wi di ñaawlu da nga xam ne jamono ji mooy am xew fële ca Palestine seen ay bokk jullit ñu leen fay faagaagal Serigne Gueye mu nga fa woon. mbooloo mu takku lañu nemmeeku ci place de la nation ci ndaje muy kuréel gi di xeex ak yelleefu Palestine doon amal. ñi fekkee si woon mi leen ndaje ñoom ñëpp ci genn kàddu gi ñaawloondoo faat ak métital gi réewum Israël di jëmale ci askanu Palestine. ñuy wax peuple Israël taxul ñuy wax mais état Israël ñoom ñoo jiite
yëfu banditisme yi. cessez-le-feu mooy un feu éteint moo gën cessez-le-feu bu fekkee feu bi de kenn fayu lakk gi fay lakk moo gën cessez-le-feu baaxul parce que. fekk ay nit ñu julli ci biir jàkka nga attaqué leen loolu crime contre l'humanité la. ñoo ngi sàkku it Sénégal ak mboolem waa àdduna bi ñu àddu ci ngir waa Palestine dellu siwaat ci barab yi nga xamante ni Israël nangu na ko ci ñoom. Sénégal depuis Senghor nekk fi Abdou Diouf nekk fi Ablaye Wade nekk fi position bu leer la musa am ci cause Palestine kon ñu ngi woowaat le président de la République son excellence monsieur le président mu changer discours am. Joe Biden président États-Unis la première puissance du monde moo war a teg loxoom ci table ji mu ni Donald Trump li nga fi indi woon nañ ko fi jëlee mooy nañ bàyyi palestiniens ak Israël ñu vivre en convivialité. Maître Amadou Ali Kane di kuy xeexal ak yelleefu doomu aadama jàpp ne nooteel ak teg loxo gi am ci pàccub Moyen-Orient bi dafa war a dakk. ñun mënuñu ànd ak tooñ maanaam weddi droit nit ak pression mënuñu ànd ak ñiy def loolu te loolu nag moom moo xew Palestine te ki koy def mooy gouvernement bi fa nekk actuellement te Netanyahu jiite ko. muy juróom-ñaar fukki at ak ñett yu Israël teg loxo ci réewum Palestine ñu wuy si woon ci wooteeb kuréel gi xeexal Palestine di ñaawlu tekkaaral gi ci àdduna wërngal këpp amal tax ba léegi mënuñoo dakkal faat gi nga xamante ni ñu ngi koy faat ay doomu aadama te mu të dakk. ca ndaje ma nag ki nga xam ne moo di Alioune Ndoye nekk parti socialiste maire la tamit bu Dakar Plateau ñëwaat na ci seen nekk ñoom waa parti socialiste ak waa Palestine ci jamonoy Léopold Sédar Senghor la woon ba léegi Alioune Ndoye la ñuy teewlu ay kàddoom ba léegi ak Serigne Gueye. Léopold Sédar Senghor moo joxoon passeport diplomatique Yasser Arafat pour mu mën am taxawaayam ci àdduna. may socialiste bokk parti socialiste. parti socialiste dañoo teew fii ñu ngi fi bëri xam ngeen lu tax Senghor laa leen njëkk a limal parti socialiste dafa bokk li ñuy wax international socialiste parti Yasser Arafat bi ñu naan Fatah bokk international socialiste kon ñu bokk ay xeex ñuy defandoo kon yooyu yëpp amaana xëy na mën na réer nit nga bañ koo xam. benn bakkat bu rot ëpp na masama nag ñuy wax ay centaine te nag bii rek la waaye yàgg na kon nag yàlla nañu yàlla dimbali delloo si xel yi ñi nga xam ne am nañ ci doole ci àdduna bi ñu wàññi intérêt yi jubal dëgg nañ ko defoon am na moment boo xam ne apartheid amoon nañ doole de waaye ba àdduna lëkkaloo foog naa ni daanu. naka noonu waa Mbour tamit daal nañu yëngal ci loolee nga xamante ni moom moo xew foofee ca Palestine foofee tamit wàcc nañu fa daal di ñaxtu lu ni mel tey sàkku nag ci julliti àddina gi yëpp ñu daal di ñëw ci xeex bi daal di jàppale seen mbokku jullit yooyu nga xamante ni waa Israël ñu ngi leen di noot Thierno Daf. allahu akbar allahu akbar ya allah. ngir feddali seen kóllëre ak askan wi yeewoo ci diwaanu Palestine. ñi fekk baax ci campement Ngeekoox amal nañu doxu ñaxtu. lii dal tey Palestine jullit ñëpp ak ñu dul jullit ñëpp la met injustice benn diine bu ko nangu amul ñu àndandoo tey ñëw fii di xeex ak di naqarlu di wane suñu métitu xol ci jëf ju ñaaw ji nga xam ni waa Israël ñu ngi koy teg ci kaw waa Palestine. bàyyi ba weeru koor jullit ñi loof néew doole ñu fekk leen ci masjidul Aqsa di leen néewal doole. loolu la ñu dajaloo tey di ko xeex. ñoom ñiy ñaxtu yekk nañu tam li mel ni xeme yenn ci ay réewu arab. Saoudia muy Arabie Saoudi ba ca topp mooy Égypte ba ca topp mooy Iran ñooñu seen taxawaay bu meloon ne taxawaayu Erdogan kon lii am du am xanaa ñoom dañoo fàtte yàlla suñu borom li mu waxoon ci yahudi yi nee na la tajidanna asada naasa adawatan lillazina amanu al yahuda wala sina asraku nee na ñii duñu seen i allié ñoom duñu seen i allié seen i noonu la ñuy mas doon. ñoom dañoo tàppet yahudi masjidul aqsa di jumaa joo xam ne symbole la ci l'islam foofa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam reñaande woon ci 1621 dem seeti boroomam moom lañ bëgg a maasale tey def ko ab doom nangu suuf sa subhaana allazi asra bi abdihi laylam min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawla barab boobu ñu bëgg a maasale tey barab boobu mooy 3e jumaa ci l'islam loolu lañ bëgg a naxasal ci complexe lenn ci réewi arab yi. su amee ku ñu kañ ci ñaxtu wa du kenn ku mooy ki jiite Turquie di Recep Tayyip Erdogan.
Erdogan ñoo ngi koy sant du ñàkk ñu wax ak moom hadihi fursatun yajibu ixtinaamuha min tarafi kaafati duwal al-islamiyya wa hadha ad-da'wa allati wajjahaha ra'isu jumhuriyati turkiya ila zumalaiha min ru'asa'i duwal al-islamiyya yajibu ala kaafati hadhihi ad-duwal al-islamiyya wa khasatan al-mamlaka al-arabiyya as-saudiyya an yadummu aswatahum ila sawti ra'isu jumhuriyati turkiya Erdogan ñoo ngi koy sant di ko gërëm. ay député ay directeur de société ak yenn ci ay maire ñëwoon nañu tam ci marché ba ngir dooleel ñaxtukat yi. Mbour Thierno Daf Walfadjri. jërëjëf Thierno Daf ñu ñëw ci reportage yu bés bi ñu jagleel ko ñi nga xam ne ñoom ñooy car rapide yeeg njeganjaay yi tata yi Dakar Dem Dikk bi gis nañu ne nag seen bokk tali bi métti na lool yenn saay sax ñu laalante coow li ne kur tax nag ba suñu naataango bii di Ndeye Anta Dieng defal ñu ci ab reportage. ñoo bokk yoon wi di def même liggéey bi maanaam di yóbbu ay clients ci benn bërëb waaye chauffeur tata yi ak car rapide yi ak taxi yi déggawuñ seen biir Mor Samb di ab chauffeur de car rapide bu ñu sukkandikoo ci moom chauffeur yi ndaw yi ñoo amul teggin ci tali bi. waaw maanaam booy nekk ñoo yàq liggéey bi léegi rek ay jamono yi amutoon ay jamono ñu suñu jamono papa sa papa chauffeur car rapide la woon suñu jamono li amutoon boo paayee daawuñ xëccoo daawuñ dàqante kenn daawul baari tëli oto bi booy taxaw rek droit bu jekk kenn wàcc waaye léegi moom galañaante njëkkante dàqante taximan yi comme mosi gis taximan bi xuloo day wàcc arrangé ko taximan yi droit arrangé ko loolu amatul léegi day seet ci xeesa kenn du la faal dem si yoon. Abdou Niang di chauffeur lu ñu 57 moom nee na chauffeur car rapide yi ñoo respecté wul code de la route. tata ak taximan mënuñoo jubóo surtout car rapide ak tata simit mënuñoo jubóo bu dee fii nii waaw xam nga loolu si xol yi rek te dañoo xaw a soxlale seen biir parce que bu dee fii nii car rapide yi ñoom moom fee tata yi ñoom moom fii mais ñun buñ suñu oto yi buñ ñëwandooyee bu ñëwee ñoom boo taxawee fee boo ñëwee ñit mën nañu toj rétroviseur gisoo lii gisoo niñ ko def barki démb Ndiaye rapide moo ko toj démb rek gisoo mënuñoo jubóo daal parce que dañoo seen xol yi moo kiwul te lépp ñoo bokk liggéey bi dañoo war a mën a jàppalante. sonn ci coow li ak yàq seeni oto ci tali bi Baye Fall di chauffeuru taxi moom nee na day moytu dawalkatu tata yi ak car rapide yi naam sax su fekkee moom moo am priorité. dañuy dawale doole moo tax te seen affaire dafa doy waar ndax dañ lay jaay doole fu ñu la fekk ñoo am priorité liñ moom heure boo ko laal la ñu bëgg la li nga moom la ñuy xëccoo yow ba rey la ca noonu da la ñuy def ci chauffeuru njege njaay ak chauffeuru tata yi moom bu ñëwee ñu bàyyi la ñu jàll comme loolu la ñu bëgg ñu bàyyi la ñu dem ñun duñu xëccoo priorité non dañu yàq soto boo bàyyi ñu yàq soto dañu yàq soto doo ko defar ba mu rafet te bàyyi njege njaay di ko yàq wala car rapide wala bokk. jëfinu ñaaw yi ci tali bi lan moo ko waral ku nekk joxe na sa xalaat waaye ak lu mu mënti doon war nañoo ñaax teg ay daan ngir mën a dakkal yaama neex bi ci tali bi. jamono jooju ñuy wax ci li nga xam te ni moom moo di parti politique yi ci seen giir ñu gis ne nag day faral di amuk jafe-jafe yu am ci ñoom ak leneen li nga xam te ni moom la aajowoo ci parti politique yi tax nag lu ci bëri dañuy gis ak féewaloo parti yi di gën di yokku nañu leen di financer ak nañuy doxalee ak parti politique yi faaw nag ñu xoolaat ko ci kon gëstu bi nga xam ne nii Toussaint Maurice Senghor defal nañu ko. ni yeneen dëkk Afrique fii suñu parti politique yi nag dañ leen jàppee ni ay organisation li ni mel nag daal di indi problème mu démocratie bi ci biir parti politique yi le Alassane Cissé bokk ci nouveau parti nekk itam membre bu coalition Benno Bokk Yaakaar jàpp na ni dañoo war a former ay ndaw bu ko defee rek alternance mën a am ci les partis. ñun ni ñuy kuréeloo en Afrique dafay dem ba ci parti yi sax dafay mel noonu parce que toujours dañuy bëgg koo xam ni. njiit bi dafay moom la ñuy gën a adorer que lële bi njiit bi nga xam ni dafa am dëgër lay taxaw suñu organisation yëpp noonu la mel ba nga xam ni même ci parti politique yi noonu la mel